asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal ci émission bi diwaan yi ak gox-goxaan yi sunu émission tey bi nag waa mouvement citoyen ak forum civil lañ ci àndal pour waxtaan ak ñoom ci problématique bonne gouvernance démocratie locale wala participation citoyenne par rapport ak partenariat bi ñu def ak coopération luxembourgeoise. ci cadre PIC 2007-2011 muy programme indicatif de coopération entre réewu Sénégal ak réewu Luxembourg développement local ak bonne gouvernance dafa ci occuper benn place bu am solo ñu seetaan lu tax loolu bokk ci seen priorité. si daje yi daan am fii ci biir réew mi wala ca bitew ci njeexitalu atum 1990 la ñu daan sàkku ci nguur yi ñu boole société civile yi di ay kuréel yu ajuwul ci nguur gi ci xalaat tëral ak xayma anam ga ñuy xeexee ba jëlee fi ñàkk. coopération luxembourgeoise moom ci loolu la sukkandiku tel koo xam ba boole société civile yu réewum Sénégal ci programme bi ñuy wéyal tey jii. dem sax ba lu gën a sore ba dénk ñaari pàcc yu am solo di composante d'accompagnement Sen 23 ñaari kuréelu société civile fii ci Sénégal muy forum civil ak mouvement citoyen. forum civil ak mouvement citoyen du ñu ñoon c'est-à-dire su ma dee du ñun du Luxembourg rek moo leen choisir. bu tànn diggante Luxembourg ak Sénégal ba gouvernement sénégalais nangu liggéey ak partenaires yooyu parce que gis nañu si li ñuy yëngu méngoo na ak lii ñaari dëkk yi mbëbët pour yokkute réew mi ak aspect de bonne gouvernance et d'éducation citoyenne. am suñu jëlee ku mel ni forum civil am na expérience bu takku ci mbirum bonne gouvernance lutte contre la corruption ak transparence mouvement citoyen aussi lu dem ci groupe vulnérable lu ñuy wax groupe vulnérable bi ñoo xam ne taxuñu ko am doole yooyu seen xalaat ñu mun ko jël en compte dans les instances de décision mouvement citoyen aussi am na aussi expérience ci maire boobu. waa forum civil dañu engagé wu pour dooleel collectivités locales yi mais aussi citoyens yi ci cadre boobu nag la ñu créé benn label de bonne gouvernance jaarale ko ci certification citoyenne bu action publique locale. réewum Sénégal loolu ci juróom fukki at a ngi nii muy doxal nànk-nànk lii di décentralisation jaarale ko ci gën a kàttanal conseil locaux yi ñu gën a am ay sañ-sañ waaye tamit fexe ba askan wi tàbbal seen loxo ci liggéey bi bokk ci anam ga ñuy yoree seen diwaan yi gox yeeg goxaan yi. forum civil teewal fi Transparency International ñoom taxaw nañu jëmal programme buy gën a dooleel gox yeeg goxaan yi ak it askan wi lépp ngir ñu amal yorin gu sell muy bonne gouvernance te it muy ci diwaan yi gox yeeg goxaan yi. forum civil jëmal ak tëralin wala xalaat bu aju si nañuy amalee yorin gu sell ci gox yeeg goxaan yi tegu ci charte ndax forum civil daf ka wóor ni yorin bu tegu ci leeraange mën naa tax askan wi boole seen bopp ci liggéey bi waaye tamit di mën a saytu yorinu ñi ñu fal maanaam élu yi. certification citoyenne bi nag mooy ndeyu mbill gi mooy li nga xam ne ni dafa yeesal la ci doxalin Sénégal yàgg na am décentralisation yàgg nañ ko fi wax Sénégal yàgg na am contrôle institutionnel boo xam ne ni état bi moo ko organisé waaye mësul am contrôle boo xam ne ni ñi nga xam ne ni ñooy fal seeni ndaw pour ñu yore seen gox-goxaat yi ñooy ñëwaat pour di contrôler xool ndax liñ leen joxoon ñu ngi koy doxal ci anam yu sell maanaam citoyen bi yu teg au cœur du processus loolu mooy yeesal gi nga xam ne ni certification citoyenne andi na ko ci politique gouvernance locale Sénégal. coopération luxembourgeoise dafay intervenir ci zone de concentration opérationnelle maanaam région de. dañ leen ci boole ba pare kuréel yi nekk au niveau national yëpp yu yëngu ci wàllu développement local ñu boole leen ci muy PNDL di ADM muy CAEL cellule d'appui aux élus locaux. muy également ministère de la décentralisation au plus haut niveau nag directeur de la décentralisation ñëpp jàpp ci liggéey bi ba mu sotti ministre bi tamit jël ko après jàppale ci gën ci ñaax nit ñi pour ñu góorgóorlu si donc loolu la ba pare tamit ñu def ci biir li ñu naan comité d'éthique parce que booy def ay sellal da ngay seet ay nit ñoo xam ne ni wóolu nañ leen tamit nga dugal leen ci boole leen si
boobu dañu tànn rek juróomi nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal mais ñi daje woon ñëpp daal na jàpp ne ñii nit ñu sell lañ nit ñu wóor lañu war nañoo mën a dugg ci processus bi bu ëllëgee bu fekkee am na loo xam ne leerul ci biir acteurs yi ñoom ñu mën ko leeral ñu mën ci jàpp. bonne gouvernance locale di yorin gu sell wala gu baax diwaani gox yeeg goxaan yi mi ngi laloo ci nañuy tëralee ak it di ko jëmmalee ay jumtuwaay ci nañuy yoree di ko wisaaree xibaar ak a jokkale ci anam ga mu gënee loolu di tax acteurs yi citoyens yi partenaires financiers yi di ñay tabal seen xaalis ci liggéey bi ba ci kilifa yi ngànk diwaani gox yeeg goxaan yi am fu wóor fu ñu sukkandiku di ko mën a saytu saa su ne ba tax ñu mën di xool yokkute yi am ci seen diwaan yi gox yi ak goxaan yi. programme certification bi dafa ñëw fekk ñun lu ñu bëggoon daanaka dafa ñoo fajal suñu soxla ndax ñun ñu ngi doon wut ku ñu xoolal ay bët yeneen yu ñu xoolal li ñu def pour mën noo aar parce que pour nga aar sa bopp il faut que am ku la seetal ndax li la jege moo lay fat bët du gis li koy fat ala kulli alin ñun taxawoon nañu pour saytu équipe bu bees bi pour saytu ni mairie bi doxee ndax ba ñu commencé rek lu njëkk a def mooy def un état des lieux ba xam mairie bi ni mu doon doxee fan la sooxee woon lan moo fi nekk ba xam une photographie xam ni lii kat photo mairie bi la mairie bi ni nga doon doxee lii baaxul war nañ jëm fii lii baax na war nañ ko seet nuñ koy jubbanteeg nuñ koy defaree ba nekk ci loolu kon xam nga buñ la indilee outil bu def loolu di la def loolu da nga koy fëkk ndax da nga ko soxla woon ndax mën nga ko xam sax bëgg koo def mais lii daf la indi raccourci dafay gën a gàtt yow boo ko doon wuti ki indi la loo xam ne mën nga ci jaar pour def li nga bëggoon a def moo tax ci saa si rek ñun ñu daal di jël certification fidèle daal di koy moom approprié wu ko ni suñu bës la ñun suñu yëf la ñun indi aussi ñu waxtaan ak ñoom ci ay ateliers yu bari ak ay assemblée waxtaan ak ñoom seet tëgg dana permettre aussi nga tëggaat bu baax sa document yi nga am yow c'est-à-dire que situation financière yi ngay def budget yi ngay def sa compte rendu yi ngay def sa compte administratif sa patrimoine lépp seetaat nga ko ndax xam nga ni kat am na tey ñu lay laaj ni nga defee nii fon nga fi toll. lii di label de bonne gouvernance ñu koy jàppee ay daan bu baax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy élu yi di maanaam ñañu fal ni ñuy yore la ñu leen dénk dafay sukkandiku ci taxawaayu askan wi ngir mën a natt jëfu collectivité locale yi jaarale ci la ñuy duppee indice de bonne gouvernance locale. forum civil kuy waxal yàlla xanaa ku xamul li ñuy def mais ku dugg ci biir ba xam li ñuy def nga xam ne vraiment. li tubaab di wax ils sont équidistants c'est-à-dire luy dëgg lu rafet ñu ne rafet la lu ñaaw ñu ne ñaaw la bi critères yi génnee tax na loo xam ne daawuñu ko def sax wala lu doon négliger dañ koy def dootuñu ko négliger. par exemple damay xool l'intérêt de l'affichage léegi xottu information bu am ci communauté bi affiché nañ ko fu nekk xëy bu nu dara. ay horaire ban heure la ñuy tijji ban heure la ñuy tëj njëgu telle pièce lan la loolu lépp taxul woon nu fullaal ko bien que xamoon nañ ko mais information bi ni ko doon joxee ak ni ñu xam ne moom la ñuy natteel gën nañ ko rafetal. yeesal gu mag ak kuute projet bi moom dañ koo nattee ci yorin gu leer ci diwaan yi gox yeeg goxaan yi mu tegu ci tàggat ga ñuy tàggat ña ñuy duppee acteurs locaux yi ak it askan wi mën a boole seen bopp ci liggéey bi lépp ngir am ay bërëb yu nga xam ne seen doxalin leeraanga ak cellte bu mat moom moo koy lal. maire nag jàpp na arrêté génne ko benn arrêté bu nga xamee ni mu ni kii mooy responsable de la certification citoyenne muy moom man maay pilote de la certification citoyenne amaale superviseur muy en tout cas Moustapha Sarr secrétaire général ak ay correspondants yi bare nañu daanaka ñoom ñëpp ñu nga xam ne ci service yi ay correspondants am nañ ci lu war a mot presque 20 ak benn loolu nag lu ñu bëgg moom mooy fexe ba bépp gàllankoor bu nga xam ni tey jii duñ koy nemmeeku ci doxalin gi ñu jéem a fexe gàllankoor googu léegi nan lañ koy faje fexe ba dëkk bi daanaka lu ñoo xaar ci moom mu nekk ci et looloo tax nag ñun ñi tey jii du ñoo am mbégte lool parce que ba ñu defee lu ñoo wax audit blanc yi xëy na am nañ ci dara lu nga xamee ni du tax de ñu yàndoor xëy na suñu seetee ci fukk ak ñeenti diiwaan yi ñu jàppoon yi am nañu pourcentage bu mag bu nga xamee ni de 67%. alors que moyenne nationale bi 56% la donc mu nekk plus 11%
mais nag ñun loolu duñu ni loolu doyuñu ndax duñ ko war a yokk ndax duñu gis ni Ndar moom mooy dëkk bu nga xam ne bu gën a am yàgg am démocratie fii la depuis 1872 donc mu nekk dëkk bu nga xamee ni yàgg nañu nekk di am mairie di am ay maire donc doxalin gi am na benn capital bu nga xam ni moom moo fi nekk ba loolu tax gouvernance citoyenne bi bu mu ñëwee ñun duñu ni commencé wuñu à zéro am na lu fi nekkoon loolu la ñu gën a dëgëral pour fexe en tout cas léegi nu ñu gën a demee en tout cas ca kanam. askan wi bokk ci kuréel gi yoone liggéey bi ñu koy duppee comité local de certification CLC ñoom ña nga leen tànnee ci kuréel yi nga xam ne ñoo gën a am doole moom seen bopp nekk ci gox yeeg goxaan yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa teewal service technique déconcentré yi. CLC seen première réunion yi déjà war nañu am en leur sein ku ci nekk au moins nga am un président un vice-président un secrétaire rapporteur et un secrétaire rapporteur adjoint. donc nag bu loolu weesoo ku ci nekk CLC bu nekk en fonction de tes besoins war nga mën a tël ba ay commission yoo xamante ni waaw fii nii par exemple am na commission boo xamante ni moo chargé wu état civil am na commission boo xamante ni moo jublu ci wàllu action sociale. ñi bokk ci comité local de certification di CLC weer wu ne lu mu néew daañu ci daje benn yoon ngir nag jàngat lañu jote jëmmal waxtaanee tolof yi am ca nañuy yore seen gox yeeg goxaan yi jeexale ko ak xool liggéey ya ñu war a jëmmal yi nekk seen kanam. njiitu CLC di comité local de certification yi moom mooy woo nit ñi réunion di ko jiite tamit secrétaire rapporteur bi moom mooy bind joxe membre yi bokk ci CLC yi seen convocation réunion yi ci anam ga mu gën a jàppande. suñu première activité moo di def nañu benn audit blanc boo xam ne jot nañ ci liggéey ak mairie bi ci certains indicateurs yoo xam ne yu ñuy permettre ñu mën a saytu liggéeyu mairie bi au niveau local. donc jot nañ ci def ay jéego yu am solo ba vraiment jot nañu xayma seen liggéey ba xam vraiment ñoom nu ñu liggéey au niveau de la mairie donc loolu lañ doon tuddee audit blanc et ils ont été très ouverts pour liggéey ak ñun jox nañu presque la majorité des indicateurs yoo xam ni tey mën nañu permettre ñi xam mairie bi en fait lan la jot a liggéey en fait nu muy liggéeyee au niveau de la commune. depuis création CLC bi léegi am na activités yu bari yoo xam ne mën nañ ko fi ndax boobaak léegi ñu ngi tenir ay réunion mensuelle donc di xool ci commune rurale bi ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi fi woon ñu jéem ci waxtaan ak population yi ak aussi élus yi pour que yooyu daal ñu am ci ay saafara lu mel ne recouvrement taxe rurale bi bon bi ñu ñëwee bi ñu defee audit blanc yi ñu gisoon ne xëy na nekkul à 100% loolu def nañ ci ay jéegu ba waxtaan ci ak village yi nga xam ne xëy na fayuñu woon ñooñu ñu ngi fay ci léegi bu baax a baax. label ba CLC waxtaane nangu ko ci cycle budgétaire bi moom mooy wéy ci exercice budgétaire bi ba ñuy amalaat beneen certification loolu daañu fexe ba xam ko fii ci biir réew mi ak ca biti réew maanaam rek ñëpp jot si lépp ngir ñu sukkandiku fu wóor maanaam di bonne gouvernance di yoreen gu sell. bailleurs yi leen intéressé mooy aussi fi ñu def seen xaalis nga xam ne impôt yooyu ñeneen fare la fa gën a foofu mu leer. certification citoyenne bi mu ñëwee léegi ba tey aussi ci diggante bi def nañu benn appel à proposition bu Union européenne Cheikh ma nga foon te ñu acteur la bokkoon parce que ñu def na leen di woo ba ñu def suñu appel Union européenne tey mairie bi gagné na benn appel Union européenne boo xam ni 116 millions la pour le nettoiement ca loolu wóor na ma ni caution bi ñu gis transparence bi ñu gis parti yu ñu gis ci ñoom la ñu nekkal ca lu ñu wax dañ koy tudd ñun parce que ñun tam xam nañ loolu lu baax la lu ñu dañuy wax ne ñun kat ñu ngi liggéey ak Forum Civil ñu ngi liggéey ak Kongat ñu ngi liggéey société civile bi ñu ngi liggéey ak les populations li ñuy def ñun ñoo ma ko ànd li ñuy def dañuy rendre label bi boo ko amee ëllëg dañoo daf ñu wóor ne kuy wuti kuy saytu bu jub du la teggi donc loolu buñ ko amee nun titre lay nekk ci ñun. li ñu si yaakaar moom mooy mu ubbil ñu ay bunt parce que Ndar tey jii dafa am ambition yu rëy ndax dañoo am vision benn stratégie bu nga xam ni moom la ñuy wax Saint-Louis 2030 ñu am ñetti mbir yu nga xam ne dañu ko ndax Saint-Louis dañuy gis ni muy changement climatique yi
benn problème la si sunu kii il faut que ñu régler ko ndax mbënd mi daf fi nekk mais aussi itam société géej gi dafay baawaan di yàq ay kii donc il faut que donc ñu maîtriser loolu ñaareel bi moom mooy développement wu population bi dañu gis ni fii ak 25 ans population bi dafay doublé wu ji donc kooku aussi itam te mu nekk dëkk bu xat il faut que donc ñu seet léegi dëkk bi nan lañ koy gën a yàqale ba nga xam ne nit ñi duñu étouffé wu beneen problème bi moom mooy nit ñu fi nekk yi dañoo bëgg tedd donc